13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaay wi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki bokk na ci juróom benn fukkeel bi ak ñaar ginnaaw bi réew bu Sénégal moomee boppam maanaam indépendance 4 avril ni ki ëllëg ñu nar koo màggal fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne lu ni mel gët nañ koo màggal ci anam ba nga xam ne nag noonee la waree ndax li nga xam ne moom moo fi jot a jaar bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di Covid 19 ak yeneen yu di xeetoo tax na boobaak léegi ñenn ci ay sénégalais namm nañu lool li nga xam ne nag moo di anam wa nga xam ne noonee la ñu ko doon defee défilé bi ak yeneen yi ni xeetoo waxtaane itam li nga xam ne moom moo di 4 avril li nga xam ne nag moom moo ko sooxee maanaam indépendance tax na daañu dalal ci jotaay xibaar yi léegi ki nga xam ne moom moo di Thierno Birahim ñu gën koo xam ci Guèye parent ancien sous-officier la à la retraite moom mi le daañu waxtaan ci bés wi nga xam ne nag am na solo lool ci taarix fii ci réew bu Sénégal ci wile jotaayu xibaar itam daañu leen xamleek aw village woo xamante ni nag mi ngi wuyoo ci turu Joxor foofee mu nga nekk ca commune bu ñeent aw usine bu Lac de Guiers xam ngeen ne foofee nag la ñu ko daal di installé waaye mu mel ni nag boobule village lott nañ ngir rek daal di am ndox mu cet tax na itam lépp lu soxal wàllu calte ma nga fay jaaba jonge askan wax wéruñu benn yoon tax na itam yëkkati nañu seen i ay kàddu ngir rek ndimbal gu bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal jëm ca ñoom waaye mbokk yi xam ngeen ne ci la jamono tolluwaayu jamono tox na itam lépp lu ñeel xarala yu yees yi dañ ciy rek amal aw porox ndool lu ngir amal liggéey bu mucc ayib tax na itam yenn ci ay mécaniciens yoo xamante ni ñu ngi fii ci réew bu Sénégal li ñu bëgg mu di nag seen ak liggéey gën a ñoŋ ji la jamono li ñu soxla bokk na ci lépp lu ñeel wàllu renforcement ak itam ay jumtuwaay yoo xamante ni dees mën a amal seen ak liggéey ci anam bu mucc ayib mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyu leen ci gën gi nuyu rafetlu bu baax a baax ànd wi ak télévision Futur Média xibaar yi dañ koy door na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon waxoon naa leen mu ngi yemook juróom benn fukkeel bi ak ñaar bi yoon ginnaaw nag ñuy màggal li nga xam ne nag moom moo di réew bu Sénégal bi mu moomee boppam ak léegi mu mel ni nag fête bu ni mel lottu nañ ngi rek daal di koy amal ci anam wa nga xam ne nag noonee lañ ko doon amalee ci at yu weesu ndax xam ngeen ne Covid 19 moom moo fi jaar waaye teewul yenn ci ay sénégalais ci les jamono namm nañu 4 avril ñu daal di koy amal ci anam bu mucc ayib Alxasan Ba Amadou Ba Ibou Diouf ñoo daje ak ñoom. ñu bëri ci ay sénégalais namm loolu fête bi nga xamante ni moom moo jëm ci 4 avril mu bëri woon ay xew-xew ci biir ñu koy fàttaliku mu doon ay moment yi nga xamante ni bëri woon la lool liñ ci doon def. sama yaay bi ñuy nekk xale daf ñu daan yóbbu fële boulevard Général de Gaulle ñuy seetaan indépendance fête de l'indépendance ci ngoon gi après midi danaa am ay course pirogue maanaam ñu ñëw seetaan si course pirogue bi boobu Pa Mbed Diène ndeysaan yal na ko yàlla yërëm moo nekkoon président des régal du Sénégal léegi nag bu ñëwaan seetaan ba pare dañuy dem ñibbi. macha allah dafa daan neex am ambiance vraiment suñu xol yi da daan sedd. daanaa sol saaku di daw ñuy rawante loolu daanaa ko def ci 4 avril la daan nekk centenaire nag daanaa fa dem tout le temps bu feet amee. jamono di dox lu bëri soppeeku tey nag sénégalais yi nammat tundaat li ni mel ñu gis ne coppite am na buñ koy méngaleek jamono yooyu ñuy fàttaliku ñoom. défilé militaire yi ak anciens combattants yi. loolu daal moom marqué na ma lool ndax damaa xam ne ñooñu ñu xeexal suñu réew la te militaires yi ñoo yor suñu kaaraange waaw bu ñu sañoon daal loolu dellu si. am fête de l'indépendance yooyu ak yu léegi yi dafa xaw a wuute daal d'après man li ma bàyyi sama ginnaaw parce que moo dàqoon bii ñi ngi ñaan nag yal na yàlla def jàmm ba défilé yi ñëwaat comme ni mu daan ñëwee bu njëkk ba daal neex ndax loo gis si àddina rek day xaw a def nii yenn saa yi mu def nii yenn saa yi mu def nii yal na ko yàlla jubalaat. lu ñu war di fàttaliku la lu ñu war di fàttaliku même sax parfois je pense que war nañuy indi balaa comme ni 4 avril ju egseegul ñu ñuy wanaat image yooyu yu wees yi 1975 76. at wi du am défilé ca place de la nation waaye prise d'armes lay doon ca place de l'indépendance thème biñ ci tànn muy force de défense et de sécurité et résilience nationale muy suñu takk der yi nga xamante ni ñooy aar suñu kaaraange ak suñu mën-mën di mën a weesu yenn ci ay jafe-jafe wala yi ni mel.
jërëjëf Alxasan Ba fête bu ni mel ni ki ëllëg daañ ko amal fii ci réew bu Sénégal ni ki ëllëg ci altine ji moom mooy 4 avril waxoon naa leen ko bi ñuy door daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di Thierno Birahim Gueye ñu gën koo xam ci Gueye parent ancien sous-officier à la retraite la ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Gueye di la jox sa wàccuwaay. maa ngi leen di fay di la gërëm di la sant ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci plateau TFM bi. di dalal di gërëm mbokk jullit di leen ñaanal ci dalu weer koor bi nga xam ne moom lañ dugg ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin tey ñaanal jullit yëpp jàmm di ko ñaanal suñu réew di ko ñaanal ñu dugg ci koor weeru koor. yàlla na yàlla nangu ñaan waaye mu mel ni li nga xam ne moom moo di 4 avril daañu ci dellu ci waat un tout petit peu fan la réew bu Sénégal amee li nga xam ne moom moo di indépendance am ñu dellu si waat ci loolu. waaw indépendance nag fi ñu ko amee dafay nekk benn histoire boo xam ne cursus bu xaw a yàgg la. mais dafa am ñu ko doon xeex ci jamono yi Lat Joor di wàcc par génération kenn ku ci nekk nga am pàcc boo xam ne def nga ko ca. waaye li gën a wér daal ba gën a wér fi nga xamante ne ci lañ doon fa nga xamante ne après la seconde guerre mondiale. bi ñu jógee ci guerre bi ba ñëw nag. foofu nag la Sénégal daal di commencé soppi doxin muy africain yëpp sax d'ailleurs. léegi ñi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon ci jamono boobu ki fi nekkoon mooy général de Gaulle mais boobu jamono bi ñu ñëwee. ci la ñëpp ànd ne il faut que ñun ñu jël suñu indépendance mais boobu jamono Sénégal dafa am ci ay loxo yoo xam ne ñoom la nekkoon ku mel ne Léopold Sédar Senghor ku mel ne sunu maam Mamadou Dia Valdiodio Ndiaye groupe la ñu woon boo xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon doon xeex ak Majmout Diop PAI mais bi ñu ko doon def nag di ko laaj indépendance doon ñun rek ñoo ko laaju ay dëkk yu bëri yu ñu wër ñoom ñoo nekkoon di laaj indépendance ndax ñun rek ñu moom ñu ko Guinée ngi fi woon Côte d'Ivoire daw mais ñoom ñëpp bi ñu dee mais bi éclatement fédération Mali amee nag boobu nag lañu Sénégalais jël seen responsabilité De Gaulle di def tournée ci kaw tournée boobu mu doon def nag Sénégal la waroon a mujjee dal fu mu dal laaj ñooñu laaj seen indépendance am na ñoo xam ne dañu ba ñu laajee dañu leen def référendum nga voté oui wala non ndax ñu jox leen wala ñu bañ leen jox ñun nag dañu adopté woon ne dañuy jël suñu indépendance à 97%. ginnaaw discours bu mag boobu suñu Bamba Diaye liiroon ba muy jàng discours ba tamit wax dëgg yàlla. Senghor nekk fu woon ndax booba daf ko fekkoon mu demoon vacances en France. sunu maam Mamadou Dia. moom it nekkoon ko mu demoon Suisse faju ji. waaye discours ba nag Valdiodio Ndiaye moo taxawoon ci place Protet fii di place de l'Indépendance tey. daal di taxaw lii discours ba nga xam ne dafa émotionnel woon ndax discours boobu dañ ko doon xaar ci ñu bëri. ba mu ko waxee tamit ci saasa la De Gaulle tamit daal di gis boppam ne carrément seen indépendance danaa leen ko jox le 28 septembre ngeen teel seen indépendance ngeen jël ko. ñu programmé rek 1964 avril ci lañ signé décret beeg yëpp waaye ci ginnaaw gi nag bëri na fa ay coow yu bëri yu fi am ci éclatement de fédération de Mali boo xam ne ñu ne Modibo Keïta ci ñoo xamante ne dañ doon xëccoo ay poste ci diggante Senghor ak Modibo Keïta ak sunu papa Mamadou Dia. ni ki ren itam ñu daal di jukki ci li nga xam ne nag moom moo di fête bi thème bu am solo muy wax ci wàllu force de défense et de sécurité et résilience nationale mu mel ni thème bu ni mel jukki nañu ko ci anam bi nga xam ne moom la waxtoom jot. waaw waxtoom jot na ndaxte résilience nationale. day wane ne mbooloo mooy doole. te ay nit bu ñu nekk ci benn réew. lu mel ne musiba wala jëye dal seen kaw dañuy def résilience nationale boolee xol yi boolee doole yi force yëpp ànd doon benn say bu boobaa ñu song loolu nga xam ne moo dal ci kaw réew ma loolu nag l'unité de la nation moom moo koy waral mooy résilience nationale ñu boole suñu ba tax na loolu bi mu amee forces armées daf ciy déployer ay moyens yu am solo état bi Sénégal par le biais du président Macky Sall mi nga xam ne moo fi nekk daal di ci doxe ay moyens ñu daal di song loolu nga xam ne mooy mbas mi ndax réew yu gën a am doole Sénégal mbas mi da leen song terrassé leen subhaanahu wa taala dimbali ñu Sénégal ba nga xam ne ba mu ñu songee tamit ñun affronté nañ ko ci suñuy manière ak suñuy moyen de bord yi nga xam ne moom lañu yàlla dénk xeex ak mbas mi ànd ak moom suñu comité mu nekk nag loo xam ne dafa jural ay impact yu métti suñu wàllu économie yàq suñu réew ndax ñun sax laal na seen économie force boobu ñu boole nag service national d'hygiène ma ko ciy delloo njukkal ñu liggéey ci liggéey bu mag ñu yor wàllu cet gi di ci sensibiliser armée gi tamit dugg ci suñu médecins militaires yi nga xam ne kenn du ñoom dugg ci hôpitaux yëpp dugg ci ñëpp ànd xeex ko mbas bi ak information yeeg musiciens yeeg ñëpp daal ñoo ci dugal seen loxo ba yàlla may ñu si ndam ci mbas mi ba ñu ci am nii waaye nag jógee gu fi nag ba léegi waaw ngir li nga xam ne moom moo di xew-xew bi mucc ayib waaye itam 4 avril ku ko wax dañuy faral di delloo njukkal ñenn ci ay jàmbaar yoo xamante ni dañoo des ci xare wi mu mel ni itam lu ni mel day baax saa su nekk ñu koy fàttali askan yu Sénégal xam xel ne am na ñoo xamante ni ñu ngi woon ci kanam ci anam wa nga xam ne ci jiile jamono nga xam ne metti woon na trop. waaw militaire nag dafa baaxoo bu fekkee ne tey dañ leen di delloo jukkal ndax camp boo dem tey di nga fekk ñu def lu ñuy wax monument aux morts
di delloo njukkal ñi nga xamante ne ay soldaaram yoo xam ne dañoo daanu ci toolu xare armée du mës a fàtte ay nitam yi nga xamante ne ñoom lañ jëloon tegoon leen ci toolu xare yi moo tax yu mel ni bu amee dañ leen ci delloo njukkal di leen sargal ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu daanu ci toolu xare yi ku mel ne ni ko mel ne capitaine Mbaye Diagne kooku kenn du ko fi fàtte ay héros la yoo xamante ne ay tant d'autres ñoo xam ne tey fi ñu daanu siggil seen réew téye seen drapeau réew soqali réewum Sénégal bi nga xamante ne bëgguñu kenn dal suñu kaw ku dal suñu kaw ñu dal sa kaw ba yàlla def ñoom ñu am ci ndaw loolu nag du armée rek lay mi ngi ci police bi mi ngi ci gendarmerie bi mi ngi ci douane bi képp koo xam ne da ngay sol tenue wala doo sol tenue di défendre sa réew ba daanu ci toolu xare boobu martyr lañ lay tuddee kooku kenn du la fàtte mën na sax nekk civil bi nga xam ne deful armée défendre sa réew moom képp la war ñëpp la war waaye dafa toll ne armée ñoom lañ ko jagleel ndax ñoom ñoo yore daal défense nationale mais police tamit dañu bokk ci kaaraange gi loolu mooy képp ku yor wàllu kaaraange ci réew mi képp ku yor wàllu kaaraange yaa xam police nga gendarmerie douane di sol tenue te yow intégrité nationale tax la jóg ngay défendre l'intégrité nationale rek loolu dafa bokk ci sa mission bi nag day nekk une sacerdoce waaw d'accord dañuy dem xool itam benn élément boo xamante ni Ibou Diouf daal na koy amal mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di xew-xew bi mu di 4 avril fii ci réew bu Sénégal ñu dikkaat ci ak moom. 4 avril sa xel dem ci indépendance bu Sénégal ku ne woon indépendance bu Sénégal sa xel dem tamit ci défilé bu mucc ayib bi ñu doon amal fii ci Ndakaaru ak itam ci gox yu bëri ci biir réew bi loole nag l'armée bu Sénégal doon ci sukkandiku ngir fësal màggaayu l'armée jumtuwaay ñu jëfandikoo ak lépp li nga xamante ne moom la ñu denc ngir aar kaaraangi réew mi loolu nag atum ren ji mu mel ni du am ñu fas yéene rek amal li ñu duppee passe d'armes loolu nag jiitu réew mi Macky Sall fas yéene jokkalante ak l'armée bi loole nag ñu koy amal ca place de l'indépendance mu mel ni nag travaux yoo xam ne sumb nañ ko ci biir réew mi bokk na ci li gën a tax kilifa yi gis na rek défilé moom dafay am ay gàllankoor ba tax li nga xamante ne moom lañ ci doon faral di nemmeeku atum ren ji mel na di du am passe d'armes dina tax njiitu réew mi di nga xamante ne ñoom la fas yéene décoré mu amal ko gis tamit taxawaayu l'armée bi ak itam laata loolu waxtaan ak askan bi li nga xamante ne mooy passe d'armes nag bokk na ci li nga xamante ne l'armée bi dinañ ci sukkandiku tamit ngir fësal li nga xamante ne mooy seen taxawaay ci lépp lu laal wolu kaaraange fi ci réew mi mu mel ni atum ren ji kilifa yi moom passe d'armes lañu tànn rek ngir mën a màggal bés bi nga xamante ne mooy 4 avril wala sax li yemoo réew mi bi ñu moomee seen bopp loolu lañu sumb atum ren ji ngir gën a yëkkati raaya réew mi delloo njukkal tamit képp kuy militaire wala képp ku bokk ci l'armée bi. jërëjëf Ibou Diouf ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko waaye itam dañuy des ba tey ak ki nga xam ne nag moom moo di suñu gan bi la yoon dañuy wax ci li nga xam ne moom moo di concept armée nationale bu ñu koy wax lan moo waral lu ni mel. waaw concept armée nationale boo ko déggee day nekk armée nation. day nekk loo xam ne relation lay doon entre action civile militaire entre militaire bi ak civil bi. parce que day toll foo xamante ne militaire bi day mel ne day nekk jaamu civil bi. fu mu làmb war na ko daj. fu mu gis war na ko daj civil bi fees fu soxlaa. dinañ ñëw war nañu fa làmb. tey ñun nekkuñu suñu mbir tamit ci wàllu fetal ak loolu rek lay xaarañ tey bu mën a amoon tey armée dafa am wala catastrophe. armée dafa am devoir dem secourir ñi nga xam ne ñooy civil yi jegeñ leen ci lépp. bu ñu amee lu ñuy distribuer ci wàllu xiif wala yu demee noonu armée dafa am devoir ci contexte armée nation jël vivre yooyu dem servir ko jox ko population bi. moom daal fu ñu soxlaa population bi contexte relation la boo xam ne entre le civil ak militaire ci wàll boo xamante ne nu mu gën a rafetee ci seen diggante ratax boo xamante ne civil bi day militaire bi day wan civil bi ne ko man kat yow laa fi nekkal si anam bu mu mën a doon ak fànn bu mu mën a heure boo soxlaa ba ma làmbee war nga ma mën a daj. ci yile jamono sax ci réew mi ñu gis ne que ne ñoom ci seen bopp ay xew-xew bu amee dañuy gis ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di civil yi ak itam way takk der yi dañuy am benn lëkkaloo bu am solo boo xamante ni day am seen biir ñoom ñëpp ñuy bokk di am ak mbégte ci loo xamante ni réew bu Sénégal am na ko lu ci mel ni par exemple Coupe d'Afrique des Nations ak yeneen yi ni xeetoo dañuy gis ne dañuy lëkkaloo ñoom ñaar mu mel ni ñoom ñaar itam diggante bu yàgg la boo xamante ni war tam mën a nax saay benn yoon. déedéet mën ta mën a nax saay ndax militaire bi civil la woon laata muy doon militaire te bu jógee armée tamit civil lay daal di nekkaat. malgré civil lay doon boo xam ne réserviste lay daal di nekk. mais néanmoins civil bi nag moom toujours na xam ne militaire bii wala gendarme bii wala policier bii moom moo ko moomal boppam. moo koy wattu kaaraangeem heure bu ko soxlaa war na ko daj heure bu ko soxlaa bu làmbee war na ko daj. militaire bi dafa am devoir même bu ko soxlaawul sax
fu mu gisee loo xam ne danger la boo xam ne day ñëw ci kaw civil dafa am devoir dem fekk ci ko donte ne militaire la mu nekk agresseur wala koo xam ne da koy wuti kaaraangeegam dafa am devoir protéger ko ba li nga xam ne mooy bakkanam bu ci waree des dafa am devoir joxe ko ngir sauver benn civil tey jii sauver benn civil war na tax fukki militaire wala ñaar fukki militaire daanu ci toolu xare pour génnee civil boobu ci loolu mu nekk kay jëf jooju nag moo waral contexte boobu ñu ko fay dugal leneen itam ci wàllu militaire ba tey mu mel ni nag musée des forces armées lu am solo la waaw musée des forces armées dafa am solo ci suñu taarixu réew am solo ci suñu armée parce que musée boobu tey mooy néeg la boo xamante ne ñu ngi koy tuddee bibliothèque ci tubaab yi maanaam musée la bibliothèque la maanaam lépp loo xam ne archive la bu jëm ci sunu armée fa mu commencé ba fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoo ko commandé suñu yére fa ñu jaar ak la ñu def ci këyit yi ak lépp boo jógee armée nationale di nga fa fekk ñi nga xamante ne mooy bu doon armée bâtiment la tey fondation ba ña ko def ba armée ba mën a agsi fii mu agsi tey da ngay fekk boo demee musée da nga ko fa fekk am na nag ay kilifa yoo xam ne teg nañ leen fa lépp lu waay soxla ci musée des forces armées ci renseignement bi ñu ñaan population bi de temps en temps ñuy jege di gëstu musée bi parce que musée des forces armées mi ngi fii tey ci ginnaaw corniche bi ubbi nañ seen i bunt mosuñu koo tëj waaye dafa mel ni civil yi xamuñu ko te boolu dafa war a nekk lu instructif sunu doom yi nga xam ne ñoo ne ci école yi nekk ci daara yu mag yi dañu war a toll foo xam ne bu ñu fa demee war nañ leen wan seen réew ñan ñoo ko attu ba tey ci jàmm yi ñu am ni ñu am ko muy force de défense et de sécurité des armées musée boobu nag armée am na ko gendarmerie am na ko police am na ko mais bi nga xam ne daal moo ci gën a kii ci armée boo fa demee li ko dalee ci tirailleurs sénégalais ci Espagne yi ba soldats de première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ñi nga xam ne mission yi nga xam ne tamit Sénégal def na ko Nations Unies CEDEAO ECOMOG ba fi ñu doon yàlla tey l'armée à travers les âges boo demee ci musée des forces armées di nga fa fekk lépp loo xam ne soxla nga ko muy këyit ak renseignement boo doon yemale wala boog xayma wàllu kaaraange ci réew mi taxawaayu armée wu Sénégal lan lay doon loolu dafa mat sëkk jox nañ ci suñu bopp ba dem xanaa kañ li ci nekk booy tallal suñu loxo parti bi ndaw bi nga xam ne moo ñu dese mu doon Casamance ñu wéer ngànnaay yi ñëw nga xam ne ña nekk Casamance ñun ak ñoom ña fa nekk benn lañu ndax Sénégal lañu ñi nga xam ne ñoo bokk MFDC ay sénégalais lañu ñuy xeet gu baax ñoo xamante ne amuñu benn problème réeroo nag amul ñàkk waxtaan a fi am bés bu ñu toogee ci taabal bi nga xamante ne foofu la lépp dañ ko fa lijjanti ba mu seet nga xam ne àdduna amul solo lépp loo gis ci waxtaan lay mujjee jërëjëf ñu di la jaajëfal bu baax a baax rafetlu itam wuyu si yi nga xam ne wuyu si woon nga ñu ko ñu doon waxtaanee lépp lu soxal juróom-benn fukkeel bi ak ñaar ginnaaw bi réew bu Sénégal moomee boppam moomee nag ñu ko doon dalal ñu gën koo xam ci ki nga xam ne nag moom moo di Thierno Birahim Gueye alias Gueye parent ancien sous-officier à la retraite lañ doon dalal ci jotaay wile waxtaanee ci wàllu taarix li nga xam ne nag moom moo di indépendance bu réew bu Sénégal ginnaaw réew bu Sénégal la xew ca Ukraine xam ngeen ne boobaak léegi miin ngeen ko ci dégg-dégg mu mel ni itam mënees naa ami njeexital ci bépp réew boo xamante ni yaa ngi doon lëkkaloo ak itam diwaan bu Ukraine ak la nga xam ne nag moom moo ko wër tax na itam chef bu file bu parti bu action citoyenne nag ci la jamono la mu xamle mu di ñu dellu ca la woon démb ngir rek ñu bañ a yëg mbir mu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. tey dañoo am àll bu bees léegi nag di ko inauguré mu andi ñu cawarte ak fierté ak kontaante vraiment kontaan nañ lool ci liggéey bi nekkoon na jàmbat bu yàgg quand même waaye dañoo toogoon xaar ko ba li fekk si ñu. amoon na jafe-jafe ndax loo gis moom day am jafe-jafe amoon na jafe-jafe quand même. taxawu ko aar ko. ndax xam ngeen ne Ukraine téeméeru kilo bële boo jël xaaj bi muy juróom fukki yi yëpp. Ukraine la jóge kon tey Ukraine bi nga xam ne mu ngi ci guerre dafa fermer frontière am yi mënatul génnee blé boobu xam ngeen ne blé moom la ñuy defalee mburu bi nga xam ne moom la ñuy defar en général kon blé boobu bu ñàkkee rek ragal nañu ne xiif dina yokku ci àdduna ñun nag dañu jàpp ne Sénégal yàgg na am ay jéego yoo xam ne mu ngi koy wane ci capacité am maanaam mën-mënam pour mun a def ba nga xam ne meññeef yi ñu am dinañu mun a dundal loolu nag mooy suñu taxawaay ñun pour dem assemblée nationale fexe ba nga xam ne loi yi ñuy def day orienté wu ci loolu ci zone domaine yi yëpp li nga xam ne mun nañu ci taxaw pour dëgëral taxawaay suñu askan ci seen xam-xam ci seen pas-pas ci seen am-am dinañ ko def ngir ñu yokk li nga xam ne mooy suñu capacité
pour mun a defaral suñu bopp li nga xam ne ñoo koy lekkal suñu bopp waaye itam yokkal suñu bopp capacité de production industrielle ak yu demee noonu ndax xam ngeen ne ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Bruno D'erneville di njiit bu parti Action Citoyenne doon addu ci micro ki nga xam ne moom moo di Mamadou Moustapha Ndiaye ak itam Sidi Thiam la àndaloon ci caméra bi mbokk yi ñu addu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar village wile di Diokhor ma nga nekk ca commune bu Niit soriwul fenn li nga xam ne moom moo di usine bi nga xam ne nag moom mooy jox capital bi ndox maanaam Lac de Guiers wante donte village boobee nag amul benn yoon li nga xam ne nag moom moo di ndox mu cet donte boobu la usine foofee nag la sancee tax na itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ñoo ngi koy naqarlu ba fu naqarlu yem leneen lu ñuy wax itam bokk na ci lépp lu ñekk ñàkkum cet saa su nekk nag ma nga ca boobule village ndax itam ndox moo xamante ni duñ ci mën a rek aytu loo xamante ni mu ni mel Ousseynou Diop Habib Seck diwaan bu Ndar Géej ak la ko wër. Diokhor Île mu ngi nekk ci commune bu Niit moom nag li ñu gën a nemmeeku mooy fa la usine bi nga xamante ni mooy jël ndox mi di ko yóbbu ci yenn ci dëkk yi di génnee waaye nag ñoom seen bopp jamono ji mën a gën a am ndox boo xamante ni ndox mu sell la loolu moo waral ñu génn ci mbedd mi wane seen i naqar ñaan état bi mu gestu leen. ndax Lac de Guiers gi fii la nekk heure bu nekk ñu ngi seetaan télé ñu war ñu xam ne ñun ñii ndox Lac de Guiers gi ñoo leen jox ndox te ñi dëkk si Lac de Guiers gi mënuñu naan ndox mu neex. ñoom waa Diokhor Île benn robinet côte la ñu am ci dëkk bi ngir ñu mën a am ndox 5 heures du matin la ñuy jóg leen loo xamante ne am nañ ko muy ndox mi nga xamante ni jóge na ci dex gi ñu koy naan bàyyi ma itam di ci naan ñuy nag feebar yi cay jógee jamono jëlee dafa bare. ci dëkk ci île bi ci Lac de Guiers bi ndox jafe ñu lool ndax dinañ yeewu 6 heures du matin ba 22 heures te duñu am lu ñu gënal. dañuy jooy ndax bu dee wàllu dex gi xam nañ ni bilharziose baa ngi fi at mu jot sunu xale yi dañuy bilharziose góor ak jigéen ñëpp. ci seen i kàddu nguur gi moo leen war a gën a gestu ndax ndox mi nga xamante ni ñoo ko moom ñu koy yóbbu ci yeneen dëkk-dëkkaat yi kenn gënu leen ci yey. ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci première usine Sénégal biy defar ndox te mënuñu naan kon bay nekkul sa weewu tànk dañu bëgg état bi xam ni ñun waa commune Niit bokkuñu ñi nga xam dañuy dem ci wetu usine di manifester wala nangam day rey ci benn dëkk boo xam plus de 8000 personnes mi ngi muy Diokhor Île nga xamante ni nekkul moom kese moo am problème mu ndox bi parce que ndox bi fii ba Ceñel de. Diokhor Île ñu ngi sàkku nguur gi mu saafara seeni jafe-jafe ci na mu gën a gaaw jàpp nañu nag ci commune bi Niit dañu sonn ndaxte ndox mi mënul egg ci kër yi. jërëjëf Ousseynou bay ci say weewu tànk ginnaaw fa nga xam ne rek moom moo di Ndar Géej ak la ko wër ñu wutali diwaan bu Kolda itam ak itam la ko wër xam ngeen ne tolluwaayu jamono tax na xarale yu yees yi lu am solo la ci bépp liggéey wala bokk bépp fànn boo xamante ni nag ñi nga xam ne ay artisans lañ dañ ci yëngu yenn ci ay mécaniciens yu bootu ci groupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal ñoom ñooñee nag la ñu sàkku mu di ñu gën a daal di li nga xam ne moom moo di seen ak xam-xam ñu gën ko yokk nag itam yenn ci ay jumtuwaay ñu daal di leen ci dimbali ay kàddu la yoo xamante ni jóge na ci ñoom bëgg rek mu daal di tàbbi ci gouvernement bu Sénégal Abdoulaye Diallo. ngir gën a ñoŋal seeni liggéey artisan mécanicien yi bokk ci kuréel bi ñu duppee le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal wala ñu naan leen le REVAS ñooy ñaxtu ndax ñu gën leen a tàggat. renforcement de capacité soxla nañ ko ndax moo waral ñu defoon demande 3FPT li nga wax de sax ma remercier waat de lancé waat leen tam parce que 3FPT defal nañu engagement pour former ñu lu bëree bëri te comme que loolu defal nañ ñu ko ñu ngi xaar loola ñu mottali ko ñu eggale ko ñu def ko mise en œuvre parce que bu fekkee wax nañ ko bokk suñuy membre loola ñu ngi koy xaar pour renforcement de capacité mais doyul kese 3FPT kese doyul kese parce que quelques membres lañu ndax li fa defoon presque 100 membres lañu formé te le REVAS est national li ma ji c'est le REVAS national kon loolu day tuuti ndax région bu nekk am na particularité kon fu ci nekk rek bëgg nañ fa formation ndax soo demoon tey ba ñu nekk Saint-Louis romb Saint-Louis jëm ñoom Dagana ak yooyu ñooñu ci agriculture dañu gën a soxla kon machine agricole dañ fay soxla tam ay formation kon fu ci nekk rek am na particularité boo xam ne am nañ ko ci formation kon loolu tam bëgg nañ renforcement de capacité sur le plan national. ca fànn woowu bëgg nañu it ñu yokkal leen ay jumtukaay yi. bëgg équipement comme ni ma ko waxoon ma dikkaat ci rek bëgg nañ équipement bëgg nañ camion remorquage. ngir gën a ñoŋal seeni liggéey ak.
mbokk yi Dallu Ngaay bu ngeen ko déggee xel yëpp day dem fa nga xam ne itam foofee la fekk baax mu di diwaan bu Ngaay ak itam la ko wër foofee itam ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yëngu ci wàll wi ci les jamono nag bëgg nañ yóbbu liggéey bi foo xamante ni daañ ko dégg ci àdduna wërngal këpp rawatina ñi nekk ci réew mi ñuy rek jëfandikoo lu di mel tax na itam centre de formation professionnelle wi nga xam ne itam daal nañ ko fay sànce jëruñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu formation professionnelle nag daal nay wëyal wala boo ko lancé li nga xam ne moom moo di travaux yi Cheikh Anta Diop ak Selatir ci reportage ñu seetaan. ci Ngaay Mékhé ñu koy méngale nag muy capitalu artisanat Dallu Ngaay fii la gën a fësale liggéeykat yi am xarañ lool lu jëm ci wàllu der ak cuir ñu fas yéene leen tabaxal ab centre boo xamante ni fii lañ leen di tàggatee dootuñu demati ba bitim réew. centre bi nag président de la République moo leen dañ ko teg fii ci wàllu posé cuir maanaam lépp luy liggéeyu der parce que xam na ne jigéen ñi ñu ngi ci sonn Ngaay capital posé cuir la capitalu der la. mais jàpp nañ ne tey jaatu na ñu am fi centre bu mel nii pour mën ko dëppalee li ñuy liggéey ci der ak xarala yu yees yi ak fi jamono toll. ñi ngi koy tabax fii ci fukki weer ak juróom-ñett. ci mois d'août 2023 incha allah yàlla nañ ko fekkee ak jàmm kenn bañ a manqué ñu ñëw fii ànd ak son excellence monsieur le président de la République pour ubbi centre bi. maire dëkk bi gis ne Ngaay Mékhé de ndaw ñiy yëngu fii ci wàllu dàll yi ñu ci am xam-xam lañ moom de ci jëmi boppam nee na daa bëgg nag Dallu Ngaay ñu koy mandargale made in Sénégal. lu mat téeméeri at yu tegal nit ñaa ngi liggéey der xarale ci lool waaye nag jamono day dox et jamono buy dox la nga naanoon ci cosaan. da nga ci yokk li jamono indi lu bees mooy technique ak science muy xam-xam yooyu ñu def ko ci ba nga xam ni fu nu taxaw ci jamono bu ne lii Dallu Ngaay la ci la ñu liggéey ba am léegi made in Sénégal ñu xam ni Sénégal taxaw na mu méngoo ak li président Macky Sall bëgg. centre bii de dina jàppale bu baax nag artisans yi nekk fii ci Ngaay Mékhé ak entreprise yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Ngaay ak ci biir réew mi. jërëjëf Cheikh Anta yenn ci ay xoxotal yoo xamante ni dañu koy def jëmale ci yenn ci ay soxna ñoom itam lu ñu mel la ñu bëgg ñu daal di koy dakkal fii ci réew bu Sénégal tax na présidente nationale bu SCOFI di Awa Sène Diop la mu xamle mu di war nañu fee indi li nga xam ne nag moom moo di peine de mort ndax lu ni mel ñu bën koo dakkal fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. nekk xam na ni rey jigéen bëri na ci Sénégal. doo tëb weer te déggoo ñu ni rey nañ jigéen wala rey nañu xale du ma yem ci jigéen ñi te ku nekk xam na ni jigéen mooy fondement société mais la jeune fille là moom ëllëg mooy doon maman te ku fi nekk rek ci maman nga sox ko ngeen baal ma ci kàddu yi. kon kooku dañ ko war a gunge accompagner ko di ko wax lu neex di ko traité mais lii ñu koy fay may rey ko jaaduwul ñuy wax président de la république ni ko ñoo ngi koy gërëm. ci li nga xamante ni criminalisé na viol mais bu mu yem foofu ku violeeti nañ la rey buñ ko defee benn nit ñaari nit bu ëllëgee keneen du ko xalaat defati donc suñu xol tàng na méttalu nañ ko ñuy gërëm di rendre un vibrant hommage. mbokk yi jàppale ne diwaan bu Malika daloon nañ jàbba bu mucc ayib lu ni mel itam lañ ko fi ci def ko ci ay koppar toll na ci 200 millions ci la jamono nag ña nga xam ne ñoom ñoo di ay soxna nekk ca gox boobee ak li ko wër ci la jamono nag aw mbégte képp dong la ñu am dañuy teewlu Mariama Faye moom mooy présidente des femmes du Malika Abdoulaye Paté Anne moo taataan ay kàddoom. tey dañoo am àll bu bees léegi nag di ko inauguré. mu andi ñu cawarte ak fierté ak kontaante vraiment kontaan nañ lool ci liggéey bi. nekkoon na jàmbat bu yàgg quand même waaye dañoo toogoon xaar ko ba li fekk si ñu. amoon na jafe-jafe ndax loo gis moom day am jafe-jafe amoon na jafe-jafe quand même. non taxawu ko aar ko bu baax a baax parce que xam nga ne lii aal bi ak ab trésor la ci ñun vraiment ñun fii la ñuy daan suñu doole fii la ñuy góorgóorlu lépp lu ñu am fii lañ ko amee donc ñun dinañ ko aar bu baax a baax liñ ci mën yëpp dinañ ko ci def.
ñu dikkaat mbokk yi wax itam ci leneen mu soxal languk politique bi moom moomee nag xam ngeen ne ci les jamono daal nay ber yoonuk boppam moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly daal di lancé aw mouvement daal di koy dippe nekkal fi askan wi la nga wundu lu ni mel bokk na ci yenn ci ay joyanti yoo xamante ni nag njort ne mënees naa am fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam lépp lu soxala ci akam ak yelleef ci bépp parti bu mu mës a jaar moom itam ma nga koy dagaan ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Balla Gaye ku bëgg nekkaat député nag tax boo xasee Cheikh Abdou nga yaakaar da nga nekk député yaakaar na loolu du jàll ñoom nañu dem ñu ngi suñu yoon. amatul benn làq-làkkal Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mu ngi wéy di tontu ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon nekkoon ci bokk gis-gis taxaw te mën ne dañ koo dàq ci parti bile moom njiital mouvement nekkal fi askan wi di leen doye dal tey dellu di wax ne moom kàddu Pape Diop lay xaar ci mbir yi lee. man xam nga man président laa du ma seen morom man su ci président du ma seen morom seen baay laay waxal ñoom seen baay laay waxal. na seen bàyyi génn bu ñemee moom leen di yónnee xaalis ñuy wax. parti bu yees ak yeneen programme yoo xamante ne yu yees la itam fas yéene daal di wéyal lépp lu doon ay mission yu Cheikh Ahmadou Bamba nasoon ngir daal di gën a jàppale askan wi lee. liggéey gëm yàlla doylu loolu mooy programme mouvement bi liggéey gëm yàlla doylu loolu nag jàpp naa ne képp koo xamante ne Serigne Touba mooy sa royukaay boo nekkee si yoon boobu wàcc nga. di dimbale jaami yàlla yi nga xamante ne maanaam moom ñoom la war dimbale di dimbale njabootu Cheikh Ahmadou Bamba muy taalibe yi ak jullit yëpp ngir nga xamante ne maanaam lii ñu nekk si ay jafe-jafe ñu mën see génn. jamono ji mu bari ay mbëbët yoo xamante ne fas yéene na koo taxawee rawatina ci élection législative yi ñu dëgmal Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly njiital mouvement nekkal fi askan wi taxaw tem itam ne fas yéene naa samp ndëndëm ci élection 2024 yii lee. mbokk yi jàppale ne nag union citoyenne bunt bi ñoom ñooñu nag ñu nga woon ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal la ko waral bokk na ci lépp lu ñeel parrainage yi soxal élection yi nga xam ne nam nañ ko amal ci weeru juillet atum 2022 ñu dagaan bu baax a baax li nga xam ne moom moo di baatub askan wi ngir rek ñu gën a mën a am taxawaay ci yooyu le jongante Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam. njiital coalition bunt bi ànd ak yeneen ni njiitu parti ak mouvement amal nañ ab tournée ngir waajal élection législative yi ñu jëm rawatina lu jëm ci wàllu parrainage. dañoo nekk ci tournée parrainage coalition bunt bi def na déjà 9 régions c'est vrai que biñ jógee Thiès Diourbel def Tamba def nañ Matam te ñu ñëw fii Linguère pour waxtaan ak population yi wax leen présenter leen coalition bi ak leader yi ci composé wax ne leen jot na ndaw yi ak jigéen ñi dem assemblée nationale. tournée boobu tax na ba président union citoyenne bunt bi natt liggéeyu militants yi ak responsable yi fi nekk yi nga xam ne ñoom jot nañoo am 20 000 signature. parce que li ñu gisagum ci signature ci région yi daanaka démb ñu ngi woon doon wax 20 000 waaye tey ak li ñu gis fii xëy na ñu ngi dem ci 22 ba 24 000 incha allah ñu ngi ci liggéey te ñu ngi continuer liggéey bi waxtaan nag ak population bi parce que parrainage dispositif la boo xam ne daanaka ñun nanguwuñu ko waaye loi moo ko wax ndaxte dafay jël temps amul njëriñ système de filtre la boo xam ne nañu ko tëggee baaxul CEDEAO jox na ci ay recommandations war nañ ko respecter parce que Sénégal aussi dafa nekk vitrine. ki jiite coalition bi ci département bi Linguère di tàllal loxo askanu Linguère rawatina ndaw ñi ngir ñu fexe ba coalition bi am député yu bari fële ca pencum ndaw réew ma. na ñëpp ñëw ñu liggéey boobu ba nga xamante ne ni assemblée nationale bii ñu jëm le 31 juillet 2022 danañ ci am présence boo xamante ne ni vraiment danañ soppi lu bëri nga xam ne assemblée doonu fa nekk di tàccu di saaga di xeex mais dañ fa yóbbu ay idée yóbbu fa ay proposition def contrôle ba lépp li nga xamante ni Sénégal taxaw na pour xaar ko ñu mën cee contribuer. fii ci département bu Linguère recours ba ñu defoon ca cour d'appel bu Saint-Louis génn na conseil départemental bi commune bu Daara Tessékéré ak Warxoox ñoom annulé nañ ko. jërëjëf Mamadou Moustapha mbokk yi ñu baaxee leen xibaar wi lee nga xam ne nag léegi la rot ni mu koy defee at bu yàlla sàkk bu ñuy waajal li nga xam ne moom moo di 4 avril moom président de la République du Sénégal Macky Sall daal dinay bàyyi lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay doomi aadama yoo xamante ni dañ leen xañoon ngelaw lu féex ñu nekkoon ci li nga xam ne nag moom moo di kaso bi bàyyi nañ leen ñu daal di ñibbi fa nga xam ne nag moom moo di seen ak njaboot xam ngeen ne lu ni mel at bu yàlla
yàlla sàkk da koy amal fii ci réew bu Sénégal ñoo xam fépp foo xamante ni jàppe woon nañu leen fa ak itam bépp délit boo xamante ni defoon nañu ko bàyyi nañ leen ci la jamono ñu daal di ñibbi seen ak makkaan lim bi toll na ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na fi la ñuy jaar daal di buural jotaay wi dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 naa fi dikkaat fi ci leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam ma bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.